directeur a très bien traduit ce que je pense de l'utilité d'un mur de clôture. Et surtout, je ne parlerai pas de l'entretien de la cour. Je dirais tout simplement qu'il ne faut pas salir. waaw nee na mu ngi gërëm monsieur Camara directeur école bi mi nga xam ni presque dafa wax li mu bëggoon a wax muy ni ñu war a sàmme école bi nee na naam bale baax na wante bañ a taqal moo gën. Voilà. Et d'ailleurs, je vais faire un test. Quand vous êtes rentrés tous dans la cour, il n'y avait rien par terre. Je vais voir quand vous allez tous partir, où est-ce qu'il y aura des bouteilles au sol, où est-ce qu'il y aura des papiers. C'est pas parce qu'on est de ce côté-là, de celui-ci, je verrai quel est le côté le plus propre. Les gens qui respectent, c'est ça respecter. Déjà que les adultes le fassent, et ensuite les enfants le feront. waaw nee na test lay def test bi muy def mooy lan nee na école bi biñ fiy ñëw léegi ci tàkkusaan defe naa benn mbalit amu fi léegi nee na day xool buy dem ndax dinañ fi bàyyi mbalit nee na loolu lay seetlu waaw loolu nag xam naa ab sas bu mu la sas la dañ ci xam dara après pour wax ni rek ñoom dañoo bàyyi xel ci wàllu cet. Donc je compte sur vous quand vous allez partir de regarder autour de vous s'il y a une bouteille, un papier, vous le ramassez. D'accord? waaw mooy li ma wax léegi rek muy waxaat ci wàllu cet gi rek nee na biñ fiy ñëw dara takku fii bu ñuy dem aussi tamit luñ fi indi ci wàllu mbalit kuy dem na xool fii rek ci wetam rek ni ko cas def ci mbalit. Voilà, le balayage, le nettoyage, c'est simplement pour le sable, la poussière. Et c'est pas pour ramasser ce que les gens jettent par terre, des papiers, des plastiques. Non. Il y a des corbeilles et il y a un coin poubelle qui a été construit là-bas pour brûler. waaw nee na bale moom buñ koy def sax du pour lu nit sànni ñu koy bale parce que boo sànniwul defe naa doo bale nee na bale mën nañ ko def pour dindi poussière wala yu mel noonu wante du pour mbalit boo ko yoree defe naa am na faneen foo koy def lu dul ci suuf du dëgg am na foo koy dajale ba mu bari nga dem sànni ko ca fan koy def ca mbalit ma. Une école, c'est aussi sacré qu'une mosquée. On apprend des savoirs différents, mais on doit respecter ce lieu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on franchit la porte de l'école, il y a des règles à respecter. Comme quand on joue un match de foot, il y a des règles à respecter. Quand on vit en société, il y a des règles à respecter. waaw nee na école mooy comme li monsieur Niang doon wax léegi rek bërëbu sàkkuwaayu xam-xam la donc comme temple du savoir la dañ ko war a jox gëddëm toppatoo ko comme ni ñuy toppatoo yeneen barab yi ci wàllu cet loolu mu ngi ciy ñaaxaat ñëpp ñu góorgóorlu. di gërëm ñi nga xam ne ñoom laa bokkoon liggéey bi fii ci école bi di ko commencé si Mamadou Diallo di ko sant di ko gërëm bu baax a baax a baax madame Sagar Dieye yàlla daa dogal ne dafa xaw a tawat moo tax ñëwul di sant aussi ki nga xam ne moom mooy Arouna Diallo dafa am ngànt donc maa ngi leen di sant baax di leen gërëm di ñëw tamit di remercier waa dëkk bi commencé ko ci chef de village ndax yàlla dogal na aussi ba ma fi ñëwee man ak moom amuñu réeroo tamit ndax lépp lu may liggéey daana ko xam na ko te lépp lu may def tamit damay ñëw yëgal ko moom ba pare mu jox ma xalaatam may door a jëfee te bi ñu waree defar mur bi tamit am na ci taxawaay bu am solo boo xam ne def na ko fi ndax moom ci boppam ñaata yoon la fi root ay bidon ndox di ko fi andi te mooy njiitu dëkk bi loolu mu nekk lu rëy ci man loo xam ne damaa jàpp ne bu fekkoon keneen la danaan man maay chefu dëkk bi man li maay jiite dëkk bi du ma def loolu waaye xoolul loolu donc loolu man dama ko cee naw loolu yéen nag yéen ñi nga xam ne macha allah yéen a sañse nii ba jekk tarkal la sama maire yu ñaawul yi kontaan naa ci yéen lool ci sant yi ci ñaan yi ci gërëm yi ci yitte bi nga xam ne am ngeen ko ci ñun am ngeen yitte lool macha allah yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla bàyyi fi bu baax a baax a baax a baax di sant aussi sama gars yi quoi sama gars yi laa leen wax fàtte nañu trop mais foog ma gërëm leen mooy les jeunes du village. voilà donc nag ma ñëw léegi wax ci li nga xam ne
moo ñu dajale tey muy inauguration mur bi yàlla daa dogal xam naa ne projet bu yàgg la waaye nit ñi lépp loo gis rek daa am koo xam ne moom la ko yàlla di wërsëgale yàlla dogal ba ma fi ñëwee sama première année madame Arlette ñëw fi ñëw xool gis école bi xool classe yi am na nag lu ma njëkk wax loo xam ne man mi sax marqué na ma muy problème effectif maanaam élèves yi sakkanuñu loolu aussi liggéey la woon liggéey boo xam ne yàlla def na ñoo ngi ci ba tey ba ma fiy ñëw maa ngi fi fekk 49 élèves ñu dem tey ba yor 84 élèves donc gis nañ ne am na yokkute boo xam ne am na fi parce que daa am lu ñu seetlu woon village yi nga xam ne ñoo waroon ci dëkk bi ay kër Magor ay kër Mbay Mati daan ñu fi jàngee mais lijjanti nañu def nañu waxtaan ak ñoom dem ba ca dëkk ba wax ak ñooñu ba ñu mën fee andi seeni gone day door a door nag gëm nañ ne tànku kanam la am incha allah rabi te dina gën a yokk te loolu nag dañ leen koy gërëmee lu tax ma leen koy gërëmee parce que mooy xale yii nga xam ne ñoo fi ñëw heure añ bu jotee ci kër yi la ñuy añee léyeen fa la ñuy añee te pourtant kenn laaj leen dara te loolu maanaam yéen bu ngeen oyoful woon bu fekkoon da ngeen a xat du ngeen ko mën donc loolu aussi foog ma gërëm leen ko di leen ci sant bu baax a baax ndax yéen a oyofal liggéey bi léegi mur bi tabax nañ ko baax na di sant Arlette mur bi ak douche yi nga xam ne defar na ko ndax douche yi fële la nekkoon te dañoo tolloon foo xam ne baaxul woon monsieur le maire moom dañu ko ciy gërëm ndax moom mooy partenaire bi comme ni ko Assane Meng waxee mooy partenaire bi maanaam su amee moom moo tax mu am ndax moom bu bañoon loolu du am pour muy leer su bañoon du am wax dëgg sa yàlla loolu moom fa ngeen xam ko léegi nag comme que defaral nañ ñu mur daa am lu mu laaj coono bi ngeen daj démb yéen ñëpp ngeen ñëw ngeen bale ba mu set ñu dindi lépp luy tilim lépp luy salte ñu dindi ko li ci des mooy lan fexe ba set gii nga xam ne am na fi mu sax fi dàq naka lañ koy defee gone yi laa ko jox les élèves c'est à vous que je m'adresse d'abord parce que déjà école bi yéen a fi nekk vous êtes les acteurs man ak yéen la ak monsieur Diallo madame Sagar Arouna Diallo tilim këyit ci classe yi waratul am këyit waratul am papier kenn waratu koo sànni ci dër bi li ngeen war a def nee naa leen classe bu ne dañ fa teg benn dépotoir boo xam ne benn poubelle boo xam ne ku am këyit na nga fa dugal ku jël këyit nag sànni ko sa suuf buñ la tegee daan na nga muñ waaw mur yi du pour bind mur yi du pour bind ku bëgg a bind am nga ardoise ku bëgg a bind am nga kaye bind leen ci te bàyyi mur bi fii ñoo ko bokk ñoo ko war a sàmmal suñu bopp lii seen alal la yàgg ñun dañuy dem bakoog yéen Mor ñaan nekkoon na fi anamu tey bàyyi fi école bi dafa jël école bi yóbbaale avant Mor ñaan amuñu fi nekkoon est-ce que yóbbu nañu école bi man aussi su yàlla dogalee ma war a dem damay dem te du ma yóbbaale école bi donc seen yëf la. nuyu mbokk yi fi daje yëpp di jiital ci nuyoo bi chef de village di ci teg imam di nuyu nag amason yi ñaawul yi sama amason yi na ngeen def maa leen nuyu bu baax la jox seen wàccuwaay di nuyu jeunesse bi di ko teg ci loxo Ablaye bu joxal moo ko ndaw ñi yëpp vraiment di nuyu directeur vraiment directeur kàddu yi rafet na dal na jàngale nga vraiment ak ubbiku bi jàngale kat dafa war a ubbeeku ñu ñeme ko waaye li ma gis tey wax dëgg yàlla man kontaan naa ci yow baax a baax Camara vraiment di nuyu nag conseil municipal bi ma àndal ak responsable politique yi ndax liggéey bu taaru bu rëy bu rafet bu set bii nga xamante ni moom la Arlette def mais bu ñu nuyu ñëpp ba pare nag Moussa Meng dañ koy beral nuyu parce que partenaire bu ñëwee fii ginnaaw yàlla moom la kon loxo moom seetoon na fa mu nekkoon dafa jàngale tubaab dafa mën a seetlu mu koy seetlu di ko seetlu bu ñëwee fekkatu ko fa te gis na ni maire ya ba fa newoon téyewu ko mu koy laajte di ko laajte ba mu gis fi mu nekk mu andi ko fi bi mu ñëwee mu am lu ñu wax ma ni ko nag kuy tëraan ak ku bëgg ko wéttali yaakaar naa ubal bunt bi waru leen a boole ndax da ngay dugg ci avion yi
naaw dem ci réew wuti partenaire kon partenaire bu ñëw ba say tànk war nga koo téye ndax population bi loolu rek la ñuy xaar ci ñun population bu ñu la xoolee pour bëgg ñu suqali gox bi kon bu partenaire ñëwee ñun lu ñu mën ak lu ñu mënul war nañ ko def te waruñu ci xaar kenn nit nag bu lay dimbali ndimbal dajee fekk loxo borom loolu moo tax ñu téye Arlette ndimbal fekk loxo borom boobu ñoom bu ñuy ñëw ku ne xam ne ku def lu toll nii mën na luye saret mën na jënd ndox mën na jënd lépp waaye moom day bëgg lim lay defal nga xam ni yow bëgg nga ko moo tax dëkk bu muy dem yow yaay wut ndox ma yaay jël saret yaay def lépp moo xam ne kii bëgg na lii mu taxaw jàppale ko mais bi muy ñëwee da ngeen a taxaw rawatina nag chef de village Pape Camara Pape tawatu la liggéey tawatu la def dara mu ngi yor saretu mbaamam ne ci ndox mi ànd ko jigéen ñi ànd ko ndaw ñi guddi bëccëg Pape yendalul Pape fanaanul nekkuma bi Arlette moo ma ko wax Arlette moo ko remercier bu baax waaye ma xam ne loolu jikkoom la ndax tëli bi ñu koy def Pape man ak moom ak kale ñooy ànd ci nawet bi buy taw Pape nga ci buy naaj Pape nga ci dama chef de village bii bu ñëpp mel ni moom commune bi dina avancé kon Pape vraiment merci beaucoup merci une fois Pape jërëjëf vraiment jàmbaar nga jërëjëf donc Ablaye ñu ngi lay nuyu lii rek lañu séntu ci yéen parce que Pape buy góorgóorlu xam ngeen ni ñay buy xaal mbabal doom jaa tax yéen ñi la Pape di liggéeyal kon yéen ndaw ñi war ngeen a takkuwaat am fulla am fayda taxawaat ci ginnaaw Pape ànd ak Pape pour soqali dëkk bi vraiment moo leen war jamono bi nag dafa doy war léegi politiciens yi mel ni Ousmane Sarr bu ndikkee day diviser nit ñi kii aw fee kii aw fee kii aw fee mais ay mag yi jëmm ngeen war ngeen a xam ki leen amal njariñ ngeen téye ko ànd ak moom liggéey seen commune liggéey seen dëkk liggéey seen gox koo leen amal njariñ ngeen bàyyi ko fële parce que léegi naxaatay dafa bari jamono bi rek ci ginnaaw politicien bu ne gis ngeen ko ñii di naaw ñii mel ni mbott war na ci lamp yi ñii di monter lamp ñii naa du ngeen bëgg ñii naa du ngeen lii mais barki de moo njaay bi élection yi passé ngeen am gàmmu gisatu leen kenn bu ngeen leen gisee te élection jub si ngeen gis leen mais du ngeen gis kenn kon loolu da leen ko invité lu ngeen ko invité mooy ànd doon benn takk seenu say commencé leen ko ci man bu ma liggéeyul bu ma ñëwee bu ma kenn tegal 16 nan ma bàyyi dàq ma seen kuy liggéey teg ko fi man loolu laa d'accord éducation bii nag man waxuma ko de parce que saa lu wër boppam waaye ki yore njàng mi moo ni 18 communes yi nekk ci département Tivaouane commune Diourbel la mooy numéro 1 moo ko wax man waxuma ko ci média laa nekk nag mu ni dafa bëgg ñu roy ci commune Diourbel ubbi tey jàng tey commune Diourbel la am yàlla def na ko ubbi tey jàng tey moom fii la am kii mu yabal moom dafa ñëw ci dëkkam ñaari keskat la yor wax na ko boo demee neel kilifa gi kontaan nañ ci moom parce que damay waxtaan ak moom sama mbokk la keroog bi ñu koy indi dama ko sama kër gi ni Tivaouane amagoo fa nekk dama jël sama kër moom sama rakk ñoo taxaloo kër c'est bari ñi mu doon nit ku baax di jàppale bu baax a baax a baax njàngale mi kon kontaan nañu